bi nga xam ni président Bougane Gueye Dany gëm sa bopp mi ngi koy def fii ci Saloum actuellement ñu ngi ci dëkk bu naan Ngana nag mi ngi 30 kilomètres ak Kaffrine donc actuellement nii président Bougane Gueye Dany yegsi na mi ngi fii ci Saloum xolu Saloum ngir ñëw xool si ñi nga xam ñooy béykat yi nag naka seen mbay mi ndaka gerte geek yëpp loolu moo ko tax a jug ba tax na aussi actuellement nii président Bougane yegsi na mi ngi fii ci Ngana nag mi ngi 30 kilomètres tey nag fa seen def li nga xam ni mooy 10 villages dañu war a visiter bu fukki village yoo xam ne ñu ngi fii ci Saloum tubaarkàlla mi ngi noonu donc en tout cas ñu ngi ci actuellement ni pour ñëw xool situation paysans yi nga xam ne ñoom nekk fii la ñuy xool ñi nga xam ne ñooy baykat yi ñëw xool seen situation moo tax ba président Bougane ñëw nag xool si ñi nga xam ne ñoom ñooy population bi tubaarkàlla mi ngi noonu en tout cas lépp loo xam ne rus na fi rek dañ ko mën a am fii ci NMD Média mi ngi noonu président Bougane yegg si na ci Ngana gannaaw nag fa nga xam ne nii war na def lu toll ci fukki village lañ war a def di fukki dëkkaan yi nga xam ne ñu nekk fii ci Saloum moom lañ war a def macha allah Bougane Gueye Dany ànd ak waa mouvement gëm sa bopp gépp waa mouvement gëm sa bopp Kaolack ñëw nañu waa mouvement gëm sa bopp Kaffrine ñëw nañu en tout cas mi ngi noonu ñu ngi saafonte ak mouvement gëm sa bopp ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci région de Kaolack donc mi ngi noonu en tout cas Dumé Plus la àndal Dumé Plus comme d'habitude tubaarkàlla bi El Hadj Mansour tubaarkàlla ati Dumé en tout cas président Bougane yegsi na donc fi nga xam ne moom mooy Ngana ngir def visite xool baykat yi ak gerte geeg fu mu toll en tout cas lépp rek fii lay ruusee ci NMD Média dara lu leen ci ump ci kàttanu yàlla Dumé ci kanam. métti goo xam ne laaj na vraiment da nga maam ñu libéraliser marché bi gars yi jaay niñ lu leen war niñ ko buggee gerte mën na dem ba téeméer y avait un président bu ko fi waxoon mais gëm naa ne mën na mën a dem ba téeméer parce que ñun fi mu nekk nii boo xoolee buy saat pour jigéen ñi ñëpp bayal la parce que fii généralement jigéen ñooy bay góor ñi ñooy ji ñooy def lépp mais jigéen ñooy bay léegi boo xoolee 750 lañ daan bayee bu njëkk ren ñu ngi ci 1500 dafa doublé buy xëy buy ngont da nga maam ñu ngi ci 600 lañ daan def ñu ngi ci 1000 francs ren buy fas yu nga xam ne da nga maam moo lay xottil sa tool wala mu jël la yaa ngi ci téeméer au moment où mu ngi woon ci 3000 francs donc lépp dafa lépp ngas mi ñëw ngas mi mu ngi ci 7000 francs au moment où mu ngi woon ci 4000 donc lépp dafa yokk léegi nag fi ñu toll nii mënuñ toog nag vraiment ñu ñuy wax nañu prix bi da nga maam ne lañ ko fixé mbala nañ am fibre patriotique parce que da nga maam dañ war a soutenir benn entreprise bu nga xam ne mu ngi fi c'est bien beau loolu baax na mais entreprise bu nga xam ne mu ngi fi depuis les indépendances ba léegi mënul progresser ñun baykat yi nga xam ne ñooy phase bi nga xam ne ñoo gën a ndóol mënuñ koy soutenir loolu pareil pour daf ko parce que mënuñ soutenir bu nga xam depuis indépendance ba léegi mu ngi fi munul dem yaa ngi dégg léegi Sonacos boo xoolee fi mu nekk nii li ñuy jaay nii moom lay dem jaay ji ko chinois yi dañ koy jaay xotti mu dem jaay ji ko chinois yi mais pourquoi ñun mënuñu dem dégg nga ba nga xam ne ñun ñooy dem interlocuteur ak les partenaires oui donc loolu mooy problème bi ñun nag pare nañ pour mobiliser monde rural bi ba nga xam ne parce que ñu ngi dégg am na ñuy ruumandaat ci suuf ñu ne alors pare nañ dégg nga pour arrêter les camions pour laaj leen ay lettres de voiture nous ne sommes pas prêts pour ça te argument biñ teg ne dégg nga maam gerte gi dafay dem parce que dégg nga maam dañuy yóbbu jiw bi je pense que ça méconnaître dégg nga maam le monde rural la parce que jiw ak commercialisation dañ bokkul commercialisation la gerte guy dem à l'urée la jiw dafa am beneen fànn bu koy def muy dégg nga maam ay structuration yoo xam ne organisation paysanne yi ñoom ñoo koy def dañu am des adhérents yoo xam ne dañuy adhéré wu dans le monde rural dégg nga maam ñu leen di jox jiw buñ paree dégg nga maam ñu leen di contrôler ba jaay jot ñu jaay au temps de Senghor c'était comme ça loolu tax seko yi ngay gis seko weñ yi nga gis nii loolu moo ko doon indi ne jiw fi ma tolloon moom laay wax jiw dañ ko mos di organiser dafa nekk ñaari entité yu nga xam ne bokkuñ commercialisation dafa nekk jiw nekk beneen côté jiw nag dégg nga maam organisation paysanne ñoo ko daan def
am ay adhérents di leen koy jox ñu koy multiplier loolu la ñuy wax multiplication de semence malheureusement léegi dafa am ñeneen ñu ci dugg ñoo xam ne ay individuel mooy indi coow li dégg ngeen yaay di wax ne waaye ñu ngi jaay dégg nga maam jiw wi au niveau de nangam dégg nga maam dans les cafés yooyu loolu moo ko indi parce que problème bi mooy ñi nga xam ne dégg nga maam ñoo doon def jiw bi léegi dafa am ñeneen ñu ci dugg ñu koy wax les opérateurs ñooñu c'est des individuels amuñ ay adhérents mënuñ def multiplication de semence dañ leen jox ay notification rek ñu dem dégg nga maam jënd ji ay tout venant poudre ba nawet jot dégg nga maam ñu ñëw jox ko béykat bi boo demee ci loolu li muy causé mooy. opérateurs yi li ma bëgg a xam mooy opérateurs yi maanaam jiw ji leen jox baaxul du tout parce que problème bi mooy jiwu tout venant lay doon boo demee dans les rendements yaa ngi am ay 700 kilos à l'hectare au moment où war nga am 1500 2000 tonnes à l'hectare. Quelle variété moo lay jox 2000 tonnes à l'hectare. non parce que fi mu nekk nii boo ñun suñu zone bi 73 moo fi nekk mais au moins war nga mën a am fi mu nekk nii ak objectif yi ñu war a atteindre war nañ am 1 million 1500 tonnes 1500 kilos 1 tonne 500 léegi boo ñëwee nag jox ñu gerte gu nga xam ne da nga wax amul benn njëriñ mais ñuy am ay 700 kilos boo déggee béykat bi ne suñu nawet baaxul mais loolu moo ko indi ren nag problème bi mooy li ñu estimé ne 1 million 800 000 tonnes je pense que ne c'est méconnaître le monde rural parce que li ko indi mooy. gerte gi def na wala amul parce que mënul nekk loolu parce que problème bi mooy boo laajee béykat yi bëgg naa boo ngeen pare ngeen jàkkaarloo ak béykat yi parce que gerte gi meññul gerte gi dafa meññul ba pare gerte gi dégg nga maam dafa pëfte man maa njëkk a wax ne gerte maa njëkk a tuddee gerte chips muy daaw ji gerte gi chips la boo koy bës muy toj mere nga fay fekk donc d'abord sur le problème rendement amul mais sur le problème poids aussi amul donc dafay nekk des problèmes yu nga xam ne à n'en plus finir léegi nag ñun monde rural je veux vraiment que ñu réorganiser ko jox leen nga maam li nga xam ne ñoo ko moom ñu koy def parce que jiw opérateur mënu ko def parce que opérateur individuel la te monde rural bi da nga maam pour nga am da nga maam luy multiplier semence il faut nga am des baykat ciblés yoo xam ne opérateurs yi problème lañ parce que ñoom kenn kese ñu dem da nga maam jënd dànku jënd am de laay jënd feneen dajale gerte gi duy bokk sax yaa ngi dégg dem Casamance jënd ñëw indi poudre bu notification jotee ñu jox leen da nga maam 1000 tonnes ça va poser des difficultés. bu boobaa doo nga maam duñu am problème. ñun li ñu proposé daal mooy gerte gi nañ ko def de sorte que da nga maam dañuy def semence multiplication de semence ñu am semence certifiée parce que léegi ñu ngi estimé ay 75 000 tonnes mais je dis que ne semence certifiée mais je dis que ne je peux jurer que ne mënuñ am sax 10 000 tonnes de semence certifiée fi mu nekk nii parce que semence perte nañ ko lépp xam nga loolu mooy problème du monde rural à l'état actuel semence certifiée presque existé tul parce que ñi ko doon def da nga maam muy da nga maam les coopératives ak yooyu fi mu nekk nii aussi même ñoom sax seen côté boobu muy commencé am problème parce que da nga maam ni ñu ko doon waroon a gérer ñoom itam dafa am problème parce que diggante ñoom ak confiance ak ñoom ak monde rural bi aussi dafa poser problème. tey lan mooy régler seen i problème. léegi daal lii régler problème bi mooy il faut que ñu gis des gens yu nga xam ne ñu am da nga maam capacité la pour multiplication de semence ñu jox leen ko di leen di contrôler di leen di surveiller mu am des agents d'encadrement yu nga xam ne ñooy dem ci terrain bi di xam au fait évolution da nga maam gerte gi ni muy évoluer bu boobaa aussi gerte gi wow dañ koy defal prix bu nga xam ne prix bu baax la ñu koy jënd di ko caster dans les magasins yi nga xam ne Senghor ko fi defoon muy magasin weñ yi seko yi ñu ko fay denc bu boobaa bu ëllëgee si biir bu jiwu jotee da nga maam dinañ mën a génne foofu jiwu joxe ko mais loolu moo mun a nekk mais su loolu amul lépp lu ñu jox fii gerte Touba ma ne ren dàq naa ko nga xam ne gerte gu saxe la ma indi gerte gu saxe gu nga xam ne ay sax ñoo fi nekk da ko wale opérateur dàq naa opérateur boo nga xam ne dafa ñëw amul kii mallette la indi pour joxe xaalis boo laajee opérateurs yi dans tout le Sénégal boo leen ne Nganda ñu ne la chou Nganda moom problème la parce que ñun am na ci yoo xam ne duñ ko nangu et je suis là à Nganda te du ma ko nangu. actuellement kilo bi ñaata ngeen di jaay. ñu ngi jaay 300 francs tey on espère avoir plus. 250 bi ñu fixé nag. non 250 passé nañ ko sëñ bi fi mu nekk nii ñu ngi ci 300 léegi parce que lii problème bi mooy concurrence dafa baax. wujji dafa baax ci lu nekk mais ñoom biñ fi nekkee liñ ñu daan layal aflatoxine problème mu dee nga maam cours mondial beeg yu kenn xamul yooyu lañ ñu daan wax mais yooyu
ñun dépassé nañ ko mondial bi fii ngay nekk léegi maa ngi nii jooy ko ci. ñan moo ëpp ñi ngeen di jaay chinois yi. chinois yi la ñuy jaay parce que li ñu mënta d'accord mooy huilerie bi nga xam ne da nga maam mu ngi fii sur place chinois bi ñëw di jënd da nga maam di transporter di teg ci conteneur di fay da nga maam ay phytosanitaire ak lépp ay taxes dem di jëndee 300 ba 350 daaw jëndee nañ ba 350 yaa ngi dégg ñooñu nekk fi da nga maam mën a jëndee loolu ñu ne huilerie bi mënut a jëndee loolu ci ban base lañ ko teg donc huilerie bi nga xam ne nekk na fii amul transport amul dara ah mais war na mën a jëndee loolu léegi nag ñun mënuñu nekk da nga maam des gens yoo xam ne dañuy nekk ñoo xam ne dañuy toog di ñu rendi. man li ma bëgg a xam mooy yéen baykat yi. waaw xam nga tey li ma bëgg a xam mooy. xam nga ku ne xam na ne. du mbay mi mooy joxe xaalis. mais maanaam sopparñi gi transformation mooy joxe xaalis. effectivement lan moo tax. baykat yi ngoy ba tey ci jaay li ñuy bay. alors que je donne un exemple. boo jaayee kilo. 300. ki ko sopparñi. 100 grammes bi. mu ngi koy jaayee ci supérette yi 600 francs. 100 grammes. lan mooy li nga xam ne yéen yaakaar ngeen ne bu ko nguur gi defee wala ñi ngeen yaakaar war nañu mun a fexe ba yéen ngeen di jot ci ay unités de transformation. waaw loolu moom je pense que ne fi mu nekk nii boo ñu laajee nañu lu tax ñuy jaay suñu gerte yi rek nii directement c'est parce que baykat bu toogee ba nga xam ne da nga maam ay sàkkete koy wër kooku xalaatul pour transformer li muy jaay rek mooy jaay dundee. mais problème bi mooy ñun bu ñu amoon ay unité de transformation dañ koy jël parce que amoon na benn politique bu nga xam ne noonu la demee woon mais finalement dafa tombé si mais bu nga xam ne ci loxo yu nga xam ne Sonacos daf ko def partenariat ak beneen daam bu nga xam ne fi mu nekk nii mën naa ñàkk turam mais foog naa ne ñi fi nekk journaliste war nañu xam ñu kooku léegi moo doon transformé di li ko jaay te. léegi dinañu toog di waxtaan ak yéen ci pàcc bu nu mel. Sénia dañuy yabaate Sénia moom dañuy yabaate parce que Sénia mooy organisation bu nga xam ne moom bu waxee. boo waxaatee déwén lay doon. mooy ñi fixe prix conseil interprofessionnel la comité interprofessionnel. yéen connexion ngeen am ak ñoom. Sénia amuñu ak ñoom benn connexion parce que Sénia dañ nekk ñu nga xam ne c'est des je veux dire c'est des racistes à la fois sax parce que Sénia ñun dañ fa jéem a dugg ba taay ñu ne ñun duñ dugg parce que il faut que da nga maam ñu fexe da nga maam indil leen ay poids bu nga xam ne dañ ko commercialiser. mais baykat lu muy jëlee poids di ko commercialiser di yóbbu feneen baykat bi mu ngi am benn 2000 tonnes 2000 kilos ñi muy ñaari tonnes ñaari kii 2000 tonnes mooy ñaata 2 tonnes kooku lu muy jaree dégg nga maam ah kooku lu muy jaree dégg nga maam muy am lu nga xam ne dañ lay laaj benn quota bu nga xam ne boo ko kilo bu mënoo bokk Sénia kon producteur bi bokkul donc Sénia ñan ñoo fa nekk les opérateurs les huiliers ak dégg nga maam ay quelques personnes yoo xam ne ñoo fa nekk rek di décider au nom des paysans. maanaam le paysan n'est pas impliqué. le paysan n'est pas impliqué loolu mooy problème Sénia te ñoom xam nañ ko Sénia fi mu nekk nii yaakaar naa ne gars yi est-ce que duñ ko dindi sax parce que ñu ngi si dynamique boobu parce que Sénia amatul njëriñ. kon fi mu nekk nii yéen 300 jëm kaw ngeen di jaay seen. rek ku ñu ci nar a enfreindre nag dégg nga maam dinañ fexe dégg nga maam pour mobiliser mondial yéen ak may dégg. bu fa tolloo da ngeen yuuxu dégg nga maam ñu wane ne loolu duñ ko nangu tey loolu mooy problème bi. merci. président